RFM matin 8h jot na El Hadj Assane Gueye ci xabaar yi ci wolof ci gàttal salaamaaleykum El Hadj. waaleykum salaam Hadj Babacar ñu ngi lay nuyu nii ñëpp ñu ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp jàngoro yi coronavirus geek ku nu ko njortal ca diwaanu Kolda touriste la doomu France bu fa yegsi ñetti fan ci weeru mars wi mu nga jamono yi ñu ber ci néegam ci hôtel ba mu daal di wàcc foofu ca Kolda lu jëm ci wàllu wér-gu-yaramam nag amu ca lu cay doon luy jaaxle waaye nag faw ceet gi moom ak li nga xamante mooy analyse yi fii ci Institut Pasteur bu Ndakaaru Ziguinchor comité régional ba fa ngir xeex wàllug jàngoro yi law lu nu bëgg mooy ñu yokk matuwaay taxawaay rawatina ay centre isolement fu nuy bere ñu nu njortal jàngoro yi ci bërëb yi tofoog frontières yi wàllu xibaar bokk na ci ñi yëngu ci mbiram mbuusi ndox yi di dogal gréew ñett ci fan li ko dalee àllarba tey jii dañuy ñaawlu ñu ne loi bu bees bi ñu fas yéene dugal ci réew mi 20 avril ngir jëm ci tere mbuus yooyee donte jëwriñ di ñu dénk wàllu environnement ngi leeral ne mbuus yi glace yi bokku ca leneen ci xibaar di kër liggéeykaay yi nga xamante ni moom la gune yi daal di sanc léegi ci anam boo xamante dafa méngoog jamono di start-up yi loole Sénégal nag ci wàllug technologie ràññeeku na ca ci juróom-ñett ci continent Afrique gile bokk na ci it loi boo xamante ni moo ciy dugal ak yoonal daan ko waxtaanee ci xibaar yi sport gi Youssouf Bodian la ñu ci àndal chronique culture bi te daañu leen ko dégtal laata yéenekaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye Abdoulaye Diop ba ne ci technique bi. ab touriste doomu France bu ñu daal di ber jamono yi ca néeg ba mu wàcc ci hôtel ci Kolda dañu ko njortal jàngoro coronavirus moom nag mu ngi ci foofu Fuladu gi ñetti fan ci weeru mars ak léegi am na nag lenn loo xamante ni daal di nañ ko jëlee ci moom ci wàllu prélèvement ngir yebal si ko fii ci Ndakaaru Institut Pasteur ngir njàngat li laata ñuy mën a wax waawam déet jàngoro ji la Abdoulaye Diallo ci leeral ci Kolda. ab kaaw suspect coronavirus la ñu ràññee fii ci Kolda mu doon ab touriste bi fekk baax ca réewum France te ñëw fii ci Kolda depuis le 3 mars bi weesu touriste boobu moo yor kaa bile docteur Yaya Ba di médecin chef région médicale bu Kolda moo si indi ay leeral la. waaw am na kaa bu ñu am boo xam ne am na mandarga yoo xam ne mun nañ jàpp ne kaa suspect la donte lépp li nga xam ne moom moo ëmb kaa suspect mu ngi ci moom am na yoo xam ne nekku ci. waaye nag comme koo xam dafa jóge tugal ci dëkk boo xam ne feebar baa nga fa donc aussi mu ngi am yenn signes yoo xam ne aussi méngoo na ak signe feebar bi day sëqat tuxkat cigarette la donc yooyu yëpp nekk na yoo xam ne aussi te nee aussi mu nekkoon Dakar jotoon na fa daanu ci néegam donc am na yenn éléments yu bëri yoo xam ne mun na expliquer yenn signes. waa kër docteur def nañu ay prélèvement ci moom yi ñuy yónnee par ambulance ca Dakar. ba équipe district Kolda ak bu hôpital brigade di ñun ñu dem ñu def li ci war donc prélever ko. envoyé prélèvement Institut Pasteur bu Dakar. moom touriste bi fi mu ne nii dañ ko ber ci néegu hôtel fi mu doon fanaan. donc moom mu ngi néegam du génn néegam donc mise en quarantaine la foofu la ñu koy joxee lekkam ak yëpp ak précaution yi ci war yëpp donc ñu ngi koy suivre ba keroog ñuy am résultat yi mu am ci lu wóor. ca kaddu MCR bi nit ki amagul ay signes yu garaw yoo xam ne waral nañu tiitaange RFM Kolda. Abdoulaye Diallo. jërëjëf Abdoulaye Tambacounda it benn doomu France bu fa toll ci juróom-benn fukki at yu tegal moo fa daal di faatu moom nag dugal na fa njàqare ndax ñenn ñi njort nit ba tey xëy na jàngoro ji la coronavirus gouverneur diwaan ga nag daal dina dogal ñu daal di ber may gët fukk ci touristes yoo xamante ni ñoom la fa yegsee ndool wàllu mise en quarantaine ci wàllu woowu it ci campement bi nga xamante ni fa lañ dal ci Gulumbu ñi nga xamante ni it mooy wàllu prélèvement yi daal dinañ ko yebal si Ndakaaru ni ñu koy defee boobaak léegi ci Institut Pasteur ca Ziguinchor comité ba fa taxawal di comité régional ngir xeex ak jàngoro yi nga xamante ni épidémie jàngoro yi law ak wàlle bu nu sañoon ñu gën a yokk taxawaay gi lu ci mel ni ay centre d'isolement ci wàllu ñi nu njortal jàngoro yi ci bërëb yoo xamante ni ñoo tafoog frontières yi ak it équipement yu muy àndal leeral li Lamine Ba. plan d'action bu jublu ci xeex li nga xam ne moo di coronavirus bi comité régional de gestion des épidémies taxawal na ko ñetti soxla nag lañ ci génnee ñu jàpp ne yu jàmp la Maodo Malick Diop mooy médecin chef bu région bu Ziguinchor. demande nañ ci n'est-ce pas ay tentes daañu ko def fi nga xamante ni mooy point de contrôle terrestre yi au niveau des frontières parce que foofu tamit passage buy ñëw dañ lay contrôler donc bu ñu defee prélèvement yi pare mais malade bi duñ ko yóbbaale parce que xamaguñu ndax positif la wala déet donc dañ koy war a isoler au niveau du district nga xam ne foofu lañ ko signalé mais foofu tamit bu ñu xoolee am nañu local bi nii mais nekkul ay local yoo xam ne am na toilette am na kii yoo xam ne si malade bi bon vraiment dina mën a am lépp loo xam ne soxla na ko le temps que ñuy am résultat yi te loolu moo taxoon sax ci biir kii bi ñu insister bu baax a baax pour état bi mun ñu jàppale vraiment pour que prélèvement yi ñu koy mën a acheminer par voie aérienne parce que Ziguinchor dafa sori te boo bëggee téye benn malade
ci benn local boo xam ne amul douche amul toilette amul dara warul génn warul def dara warul nekk en contact kenn te amul yooyu yëpp donc dafay xaw a doy waar. pexe yi nga xam ne ñoo ngi koy lal ngir xeex li nga xam ne moo di coronavirus bi yegsee guñu ci jamono ji nga xam ne dañuy tere gàmmu yi bluuf ak i fooñi waaye gouverneur bu région bu Ziguinchor ne danañ fexe ba respecter li jëm ci wàllu mesure préventive yi lee géej juuf lay wuyoo. état bi ñaax nañu ñun ñi nga xamante ni ñoo toogal état fii ñu gunge ñi nga xamante ni ñooy organiser gàmmu yooyu mesure préventive yi ci war yëpp ñu mën ko def ba gàmmu yi bañ a nekk ay occasion pour que virus bi mën a dugg ci région bi. comité régional de gestion des épidémies nag nee na soxla na jamono ji juróom fukki millions suñuy koppar ngir dawal plan bi nga xam ne taxawal nag ko bu jëm ci xeex li nga xam ne moo di Covid 19 bi ci région bu Ziguinchor Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. jërëjëf Lamine ñu dem Gossas ñi bu dul ay sekkeen di ay njaween ndax fukk ak juróom-ñaar ci la ñu toll benn plat bu ñu lekk ndoor ci xew association menuisier commune ba amal moo leen yóbbu hôpital ginnaaw intoxication alimentaire leeral li soxna Aminata Goudiaby. fukki nit ak juróom-ñaar yi nga xam ni am la intoxication alimentaire bi laal nag ñoom ñëpp ci centre de santé bu Gossas lañ leen yóbbu woon ñoom nag liñ doon jàmbat moo di biir bu metti buy daw wala sax wàcc bu métti ba démb ci talaata ji nag ñetti nit ñoo xam ni ci intoxication boobee lañ bokkoon ña nga woon en observation ci centre de santé bu Gossas kii di médecin chef district sanitaire bu Gossas di wax ne seen état fi mu ne stable na amatul lenn luñ ciy tiit ña ca des ñoom faj nañu leen ba ñu ñibbi ci seen ay kër lépp nag mi ngi door dimanche juróom-ñetti fan ci weeru mars bi ñu weesu association menuisier yi nga xam ni ñoom ñoo nekkee ci commune bu Gossas ñoom ñoo doon organiser benn cérémonie boo xam ni weer bu jot lañ koy def añ ba nga xam ne nag moom lañ fa togg ñu bëri dañu jàpp ne moom moo indi intoxication bu ni mel lekk gi nag ñu bëri jàpp ne denrée yi ñu ko toggee dafa infecté wala sax mu avarié ñeneen jàpp itam ne salade bi nga xam ni moom moo gunge woon poulet yi moom la ñu raxasul woon bu baax waaye lu ci mën di am nag agent de santé yi di wax ne ñoom xamaguñu lan moo waral dëgg-dëgg intoxication alimentaire bi docteur Amady Ba nag di médecin chef district sanitaire bu Gossas moom li muy sàkku ci askan wi rek mooy ñu gën a respecté li nga xam ni moom moo di règle d'hygiène yi moom nag nee na ay analyse yu gën a xóot daañu ko defal ñi nga xam ni ñoom la intoxication bi daloon seen kaw te ñu am juróom-ñaar jàpp ñeent fukki at Aminata Goudiaby Fatick RFM. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ab grève bu nu sumb li ko tàmbalee altine àllarba tey jii ba diirëb ñett ci fan ñi yëngu ci wàllu mbuusi plastique yi li ko waral di wane seen ñàkk ànd ci li nga xamante ni mooy app yu ñuy dogalee loi bu jëm ci tere yooyu mbuus dina tàmbali ci Sénégal ñaar fukki fan ci weeru avril ñoom ñooñu di acteurs yi ci wàllum plastique yi ne bu nu sañoon ab diir ñu may leen ko ñu wàccal ko moo waral grève boobu ñu fas yéene sumb ndax gis nañ ne daal ku moywul dina na saxal fanweeri junni emploi Abdourahmane Diallo. alarba alxamis ak aljuma di ñetti fan yi nga xam ne ñii di jaay ndoxu sachet yi fas yéene ko banque seeni loxo ñoom sax ñuy xamle ni duñu defar ndox ba noppi tamit duñu ko jaay Gora Mbeng mooy njiitu jaaykatu sachet ndox yi ci département bu Mbour. ñu ciy woo nag képp koo xam ne da ngay defar ndox nga xam ne ci nga bokk amul dem fenn di jaay ndox amul yóbbu ndox fenn muy kuy génn ci dëkk beeg kuy dem Joal ak kuy dem Fatick ak lépp oto yépp dañ koy gaare suba ba samedi amul jaay ndox liñ koy def nag defuñu ko ngir sonal population bi nga xam ne ñoo doon soxla ndox mi. ñii du yëngu ci wàllum sachet ndox yi di ñaawlu loi bi nga xam ni dafa jëm ci dàq lépp luy sachet plastique ci réew mi loi bi nga xam ni sax le 20 avril lay tàmbale. ministère bi li mu ñu teg daf ni képp kuy defar ndoxu sachet moo xam ndox bi nu mu mënoon a tudd da koy éliminer ndax ndox yi dañuy taqal dëkk bi te it ndox moom muy taxal dëkk bi bu dee taxal dëkk bi tamit am na njariñ ci biir dëkk bi bis bu accès ci suñ kaw xëy na ñun ñuy jaay ndox dinañ ko yëg mais ñi nga xam ne ñoo ko doon consommer tamit dinañ ko yëg ñu bëgg leen a xamal impact bi ba nga xam ne bu accès tamit nii lay doomee ñu xamee ko noonu. bu ñu sukkandikoo ci collectif bi bu ñu bàyyee ba loi bi wéy lu ëpp fanweeri junni doomu aadama dinañu ñàkk seeni liggéey. RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. jërëjëf Abdourahmane jëwriñ ji ñu dénk environnement Abdou Karim Sall leeral na ci ne lu jëm ci mbuus yi ñuy jëfandikoo ngir glace gi moom bokk ci Abdou Karim Sall xamle ko ca Ndar ga mu nekkoon doon fa teew comité régional développement ci wàllu tere gi ñeel sachet plastique yi Sénégal leneen ci xibaar fii ci Wakaam ci Ndakaaru élément gendarmerie bu Sénégal ñoo daal di wàcc talaata démb ji ci ancienne piste bi ca Mermoz foofee daal di fa nag wéyal rek ak doxale tere gi jëm ci càncin wi ci anam yu dëppoowul ak yoon leerali soxna Fatou Ndaw Mbay. lu ëpp téeméeri mécanicien la ñu embarqué ci ancienne piste bu Mermoz ñu jot ko téléphone kenn si ñoom nekk sa gendarmerie bu Wakaam li mu xam ne rek mooy ba léegi xamuñu lu waral seen arrestation. ñu daal di xëy tey nekk suñu liggéey ñu xëy na gars yi wàcc fa ak seen camion bu ñëwee ba léegi kenn amuñu benn explication kenn waxuñu dara depuis 11 heures ba léegi la ñu indi fii dugal ñu suñu benn coin toog si prison couloir bu yàpp la ñu dugal nii far nañu foofu quoi. ci ancienne piste ba sax picc nekku fa waaye bu ñu duggee ci benn yoon bu ruqe fekk nañ fa ay mécanicien yu
bokk ci association pour la promotion des artisans ouvriers di wëyal seen liggéey li ñu xamle rek mooy laalewuñu benn yoon ak ñi ñu jàpp Moda Diaw mooy njiital APRAO. ñëwoon nañ ñu fi def benn déguerpissement jox leen sommation ne leen fii du liggéeyukaay mbedd mi la te ñun structure bi ñu am fii muy APRAO moom gérewul kenn koo xam ne yaa ngi liggéey ci mbedd mi ay membre am ak ay yenn responsabilité am yëpp ci biir la ñu nekk ci biti te ñu dafa joxoon leen sommation génne leen fa yóbbu seen ay auto fourrière ñooñu ñoo delluwaat foofu di liggéey ñooñu la ñu doon créer ay problème di leen téye ñenn apprenti di daw di dugg ci biir force de l'ordre yi soog a dugg nag ci suñu biir. loolee terewul sax ni ñu ngi def seen kéemtulaay kattan ngir génne leen ci jafe-jafe yi ñu nekk moo da jaw. ñu ngi xool naka la ñuy def pour arranger avec la gendarmerie ñu jéem leen bàyyi ñu ngi ciy def ay démarches ñu ngi woote ay yenn seen ay supérieur pour xool mais ba léegi bon amaguñ ci ay nouvelles. ci xibaar yi ñu mujjee jot ñoom mécaniciens yi daañu leen defeere ginnaaw bi ñu jënoog commandant gendarmerie bu Wakam jéem nañu sax jot kenn ci kilifa yi yor lépp luy opération de désengorgement waaye antuwul. jërëjëf soxna Fatou ñu daal di waxtaane bëccëgu tey gën a jagleel startup bi di ndaw yi nga xamante ni rawati nañu yëngu ci wàllum auto emploi Sénégal réew mu nga xamante ni mooy bu njëkk ci Afrique ci jëfandikoo kàllaamay français gu daal di gën a am ndëgërlaay ci li nga xamante ni mooy gàddum financement yi liggéeyee ñaareelu réew ci Afrique it bu daal di ngaan loob loi ci wàllu yoonal ñeel secteur boobee mu des rek du ñàkk xëy na statut ngir yooyu startup ak it wàllum yokkuteem koppar yi koy gunge financement ci gis-gisu Aziz Sy bu Impact Hub Makumba Bey. ñaari téeméer ak fanweer ak ñeent ci ay start-up di ay entreprise yu ndaw yuy doog a jóg ci Afrique góorgóorlu nañ ba jëfandikoo lu ëpp $2 milliards ci xaalisu Amérique alal ju takku te boo jëlee ci diggante benn at ak merom ja yokk na téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ya ak ñeent Nigéria nag moo ci ëpp lum seddu jël $747 millions yi muy 37%. juróom-ñaari réew yi nga xam ne ñoo jiitu ñëpp anglais lañ fay làkk réew mi njëkk ci classement bi moo xamante ne ni français lañ fay làkk mooy Sénégal 8e la jël ay start-upam jëfandikoo $1.6 million ci xaalisu Amérique ci juróom-benni projet di ay xibaar yoo xam ne Partech moo ko joxe di kër goo xamante ne ni wàllu start-up lay lijjanti Sénégal mooy ñaareelu réew képp boo xamante ne ni ut na loi boo xam ni day tax ay start-upam daal di gaaw suqaliku ñaareelu réew gannaaw Tunisie te loi bi soxlawul ay décret d'application jëfe ci saasi loi bu baax la Abdou Aziz Sy wax moom mi nga xam ne moo jiite incubateur bi di Impact Hub waaye nee na léegi nag statut yi ak financement bi foog ñu defaat ciy jéego. ni ngay dégg SARL SAS maanaam benn statut juridique startup dafa war a nekk statut juridique c'est-à-dire dañu war a am Sénégal ci environnement législatif bi benn statut boo xamante ne doo fay impôt mukk te day nekk benn statut bu lay permettre que ngay démarrer say activité te doo am looy xalaat en termes de régulation délégation à l'entrepreneuriat rapide bi dafa am solo dafa xaw a efficace léegi il faut que ñu maintenir loolu aussi sur le long terme mais bon benn solution la pour l'instant il faut que ñu am ay acteurs yoo xamante ne dañu bëgg développer entrepreneuriat loolu mooy seen objectif premier. ci classement bi Sénégal moo jiitu Maroc jiitu Rwanda jiitu Tunisie jiitu bu baax a baax wujjëm wi nga xam ne ci Afrique soowu jant lu ne ci moom lañ koy natt muy Côte d'Ivoire gouvernement bi mébétam mooy fexe ba Sénégal doon xolu Afrique soowu jant ci lépp lu jëm ci start-up ak numérique. sport geek Youssouf Bodian maa ngi lay ziar bu baax. di la delloo ziar rajo sant. Ligue des champions ci Europe ak ñaar ñu fay di gan deux novices ci quart de finale yi. waaw ñoom mosuñoo joué li quart de finale Ligue des champions di doomu Allemagne yi di Leipzig daan doomu Angleterre yi Tottenham ñetti bal ci dara Tottenham moom mooy vice champion d'Europe ñoom nag ci aller bi dañoo ñàkkoon benn bal ci dara. Atalanta Bergame moom it gulet muy jongante quart de finale Ligue des champions italiens yi dañoo dem ba Espagne daan Valence ñeenti bal ci ñett doomu Slovénie bi di Lisic moo dugal ñeenti but yi ñaari penalty la ci aller bi Atalanta moo gagné woon ñeenti bal ci benn 8e de finale yi ak léegi tey ci ngoon la bu 20h jotee jàppale ni si Paris Saint-Germain bu Idrissa Gana Gueye mooy dalal Borussia Dortmund waaye match bi supporters yi duñ ko fekkee ndax jàngoro ji di coronavirus. Allemand yi ñoom ci match aller bi ñoo gagné woon ñaari bal ci benn Alan moo dugaloon kon seen but kon tey ci ngoon wóorul kii di Kylian Mbappé nekk titulaire ndax attaquant France bi dafa amoon kon angine bi tax kon ñaari fan toog na ko entraîné wul moom sax dañ ko defal ay test ngir xool ndax amutoon coronavirus waaye bi ñu defee test yi nee nañu dafa négatif kon nañ xool ndax tey dina mën a bokk ci jongante boobule Liverpool bu Sadio Mané Atlético Madrid lay dalal bu 20h jotee. ci aller bi Colchoneros yi ñoom ñoo daanoon kon champion en titre bi benn bal ci dara
mu tombé kon jamono yoo xamante ni match yu bëri ci Europe ak ci adduna bi huis clos la gars yi ñi duñ ko fekkee ndax bañ wallante gi ci wàllum coronavirus. ay tiitaange am tamit ci Jeux olympiques yi nga xamante ni mu ngi amee ca Tokyo li ko dalee juillet 2020 am kenn ku bokk ci comité d'organisation bi wax ni kon dàqu ñu xool nan la ñuy def kon ba mun ko toxal fii ak at wala kon ñaari at ngir kon wallante gi bañ a am ci Jeux olympiques yooyu nga xamante ni mooy xew-xew ci wàllum tàggat yaram bi gën a mag ci àdduna bi. su dakkul dina laal corona gi économie sport bi. sélection foot junior ci góor ñi ak senior ci jigéen yëpp di présenter seeni coupe. waaw U20 yi maanaam ñi am ñaari fukki at wala li ko yees ñoom ñoo gagné woon lu yàggul lii di coupe arabe ci catégorie bi ci Arabie Saoudite la woon gaynde yu Sénégal yu jigéen ñi ñoom tournoi UFOA la ñu jël fële ca Sierra Leone samedi bi passé loolu sax moo nekkoon trophée bu njëkk bu Sénégal di am ci wàllum football ci jigéen ñi tey nag am na cérémonie bu ñu jàpp ci ngoon ngir kon sargal leen ci ab hôtel bu nekk fii ci Ndakaaru kon tey ci ngoon lay doon aji san ñu waxtaanee handball bi ak U18 yu Sénégal yi waajal tournoi bu Bamako. IHS Trophy la 23 29 mars lay doon mbébétu Sénégal nag mooy fexe ba gagné ko su ko defee ñu mun a dem ci Challenge Trophy bi waaye tamit mën a qualifié ci coupe du monde bi seen sélectionneur moo wax li ni mel ñu déglu ko mu ngi wuyoo Mame Gor Seck. ko ñun ñu ngi dugg ci suñu phase de préparation suñu dernière phase de préparation def nañ ay détection jël nañ liste 14 yi donc ñu ngi dugg regroupement fële à Saint-Louis bi pa ñu ngi dem UGB jeudi la ñuy dem mais vendredi la xale yi di ñëw pour commencer stage bi boobu moom dañuy dem pour def dernier réglage rek parce que su ma fàttali ko en 2018 dem nañ jouer Challenge Trophy bi fële Mauritanie mais final la ñu doore cette fois-ci nag suñu objectif mooy ñu dem jël ko pour que ñu mën a continuer suñu yoon ñaan nañ yàlla dem IHF Trophy continental ñaan nañ yàlla def IHF Trophy mondial bi ak dem tamit Coupe d'Afrique parce que ñu ngi ñaan tamit maa ngi lancé waale benn appel ci U20 yi jigéen ñi comme te ñoom dañuy dem ci mondial bi bii di ñëw Colombie ñoom tamit ñu ngi ci wàccaay gi donc maa ngi leen di souhaiter tamit bonne chance. mu ngi noonu kon ginnaaw handball bi lamb ji la ñuy waxtaanee ak coow li nga xamante ni pënd gi wureegul ba léegi ndax ginnaaw mbër yi léegi ñi di arbitre yi ñoo am problème ak waa CNG moo tax kon ñu laaj kenn koo xamante ni consultant la ci wàllum lamb nu mu gisee kon coow li nga xamante ni moo am ci lamb ji Omar Diagne Omez la ñuy déglu ci jokkoom ak Abdoulaye Diop. waaw njeexital bi day dépend parce que ça fait presque bientôt 2 ans que dafa nañ fi ay journée de concertation et d'alerte et de veille surtout que ministère bi moo ko présidé woon ak l'ensemble du sportif si aujourd'hui CNG def nañ fi autant 24 à 25 ans assigné na encore ñaari at yoo xam ne ñu war ko mën def donc si ñaari at yi nag lu bari yëngatu na fi les lutteurs en activité wax nañ fi les anciens gloires wax nañ fi aujourd'hui le corps arbitral wax nañ ci donc tey je crois que leen desee tuuti le président Aliou Sarr war na mën a jël ay matukaayam xoolaat aussi peut-être l'autocritique qui se passe autour de lui mu war a mën a xoolaat ba xam ndax liñ ko jox par rapport à cette situation bi méngoo na ak attente bi nga xam ne tey moom la askanu làmb di xaar làmb nag mérité wul lii jàpp naa ne tey arbitre yi tey bu ñu demee bay grève war nañu mën a alerter d'abord le CNG alerter à défaut le ministère parce que ñoom ñëpp dañu bokk benn organigramme ñàkk communication bi ñàkkul ne moo indi lii lépp bientôt saison bi léegi mu tëj donc évaluation bi ministère bi dañ ko def ñoom dañ def seen évaluation bu fekkee dañuy war a continuer CNG bi continuer bu fekkee ne seen mission jeex na donc je crois que war nañ mën a arrêter jox ñeneen ñu àggale liggéey. jaajëf xaaja san fii la ñuy yem ci tàggat yaram. CNG ak arbitre yi moom kan moo leen di arbitrer bi yoon. waaw loolu la waar de foo ñu xool daal ku nekk koo xamante ne. danañu wax ba tas làmb ji bu moytuwul yàqal seen bopp nag. RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minute ak juróom-ñeent. ak RFM kumpa jeex na. ñu yegg sa génn ci chronique culture beeg Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi salon international artisanat bu Ndakaaru daal dina jeex ni ki démb lu bëri ci exposant yi daal di wane seen mën-mën ku ci nekk bëgg gën a fësal aada sa réew Abdou Diouf Diagne daje na ak ñenn ci exposant yi. ci salon international bi ñu jagleel wàllu artisanat tamit amee fii ci Ndakaaru ñi nga xam ne ñooy exposant yi daal dinañuy bàyyi xel bu baax wàllu caada.
ci bërëb bi nga xam ne moom la ñu ko jagleel Fatoumata Bintou Diallo di ñu wan ay yére yoo xam ne caada ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk Guinée lay wane. léppi ak ngara ñi nga xam ne ñoom ñooy jigéenu pël yi ñoom ñoo koy def forêt sacrée nag ñi nga xam ne ñoom ñooy forestier yi ñoom ñoo koy defar gandi li moom jigéenu suuf yi ñoom ñoo koy defar lii dafay daal di wane ñeenti région yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fële ci Guinée. fu ko soriwul dara Cheikh Moussa daal di teg ci ab table ay statue yoo xam ne lépp luy caada askan wa nga xam ne ñoom ñoo nekk ca soowu Cameroun moom lay daal di firndeel. xam nga wàllu aar nekku rek loo xam da ngay décorer mën nañ koo defar tamit ba nit ñi man di ko jëriñoo defar nañ li nga xam ne moom mooy ay këll defar nañ ay bool defar nañ li nga xam ne mooy ay kuur te ñoom ñëpp ci ay bant yu wuute la ñu ko defaree caaday suñu askan. jóge Fatick Dame Sarr wékk ay yëreem yi si des mu daal leen di sol ci ay mannequin mu ngi wane li nga xam ne mooy xarañte ñawkat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci Sénégal. maa ngi ñëw présenter ay chemise homme yoo xam ne fii lañ ko réaliser ak tissu coton yu neex a sol ñu jaxase ko ak pagne tissé yi ñu def ci broderie à la main wane cosaan Sénégal mais xarañte tailleur sénégalais yi. ki nga xam ne dafa ànd ak njabootam ngir visiter salon bi gis-gisam mooy lii. ñu ngi commencé wone un peu ingéniosité yenn artistes yi muy ci wàllu artisanat du bois ay peinture yeeg yooyu yëpp. jamono yooyu fukk ak benneeli édition Massa ñu ngi koy woyal fële ca Abidjan orchestre national daal dina def ba noppi ñaari prestation waaye war na defaat beneen performance ni ki tey jii ci ngoon dañ ciy déglu Lat Souk Ndiaye nekk njiital Afrique Consult nekk itam administrateur label de musique bi ñu dippee Art Booking Protect. njeexit li moom mooy ñoom dafa am loo xamante ni dañ koy yor te war koo wan àdduna bi seen njëriñ mooy xam nga aada ak cosaan dafa am solo duñ ko lekk duñ ko naan waaye dañ ko war a jëriñoo parce que moom mooy tax ñu xam ñun ñooy ñan ak fan lañ war a jëm mooy tax aussi sunu socle social sunu société mën a dëgër ba ñu mën a joxante cër joxante maanaam ànd daal ci liggéey ak ngor ak sutura ba nga xamante ne ni li ñu war a fañ war a jëmale sunu réew ñu yeggale ko fa donc loolu ñoom mooy seen combat te ñun itam liñ ci bëgg mooy xamal rek àdduna bi ne maanaam cosaan moom yaatu na ku nekk am nga sa cosaan am nga sa aada waaye musique moom dafa àdduna wërkal képp la jiitu maanaam dafa universel daal loolu moom lu am solo la te ñoom loolu la ñu bëgg a wane ci seen participation fii ci Massa ci ànd ak Afrique Consult ak Art Booking Protect ak yeneen structure yu mag nag yu nekk Belgique yu nekk France ak yu nekk fii ci Abidjan mooy le Massa d'Abidjan bi nga xamante ne ni ñoom jox nañu confiance ba mën a liggéey ak ñun ci wàll wi ñuy liggéey. di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah ci yeneen i xibaar ñeel aada ci RFM.